asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu seen émission gëstu xam-xamu làmb tey door na ñu ñëw nag seet si benn réunion bu mag nga xamante ni mooy réunion waa Arène tey jii muy président écurie yi nga xamante ni mooy responsable yi nga xamante ni tey jii ñoo war a ŋànk làmb tey jii ñu war a def ak ñoom benn interview bu ndaw seen gëstu xam-xamu làmb commencé si direct 28 ñu nuyu mbokku internet yëpp. rawatina nag sama caméraman bi nga xamante ni moom laa àndal tey jii muy Ibrahima di leen wax ne nag ñëpp xaar ndax nekk na émission boo xamante ni tey bàyyiwul ménager bàyyiwul président écrit bàyyiwul promoteur bàyyiwul mbër tey jii nag ma war ci ànd ak ka nga xamante ni mooy sama doom di sama jarbaat muy Samba Ndaw di feggoog moom saay su ne ak heure bu ne ak temps bu nekk rek ngeen xaar ko mu ngi ñëw. su boobaa dal si kaw site internet yëpp di leen wax ne daal émission bi door na ñu ngi fii ci buntu kër Yaya Diallo fii ci Malika Plage tey jii ñu war a seet si tey ay président écurie yoo xamante ni ñu mucc ayib lañ ci làmb nga xamante ni ñu ngi war a waxtaanee tey li jëm ci problème mu saison déwén nga xamante ni ministre bi daf fiy jóg ak Alioune Sarr daf fiy jóg yooyu yëpp tey jii bëgg nañ ci dugg ak ñoom ci gëstu xam-xamu làmb kon nag mbokku internet yi ñu ngi leen di wax ne. teg leen seen baaraam ngeen xam ne Mbaye Tine ak Samba Ndaw seen duo du yomb kon Samba Ndaw dama bëgg nga ñëw nuyoo. comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek mbokku internet yi muy gëstu xam-xamu làmb mu war ci feggoo ak sama jarbaat muy Samba Ndaw tey mu ngi nii sama kanam comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek Samba Ndaw maa ngi lay nuyu. Père maa ngi lay fay maa ngi lay jaar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm baax balaa lenn la ñuy nuyu mbokki internet yi direct 28 TV ñu ngi leen di jaajëfal di leen kontaanee ñu ngi seen biir émission gëstu xam-xamu làmb. waaw mais Samba Ndaw tey boo ma taxawee seetlul ma ci combat yi nga xamante ni ñoo fi taxaw tey bu ma la laajoon si Lac de Guiers ak Eumeu Sène loo may wax. Père dama naan la Lac de Guiers de Eumeu Sène combat njarmi la dañ ko tëgg ñaari yoon premier combat bi bu ñu ko tëggee mu nekk match nul deuxième combat bi ñu tëgg ko kii di Eumeu Sène ñëw am ndam ci kaw ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 ginnaaw bu mu ko gitaaree troisième combat bi nag mu nekk combat bi nga xam ne ni bu ñor Lac de Guiers numéro 2 la donc kon combat boobu dara du si yomb Père. mais kon daal ni ma la déggee Samba xam nga ne combat boobu ku tardé stade ñàkk combat mais léegi bu ma la doon laaj tey si Modou Lo nga xamante ni combat am ak Ama Baldé tey bëri na ay rëq-rëq combat boobu lan nga ma ciy wax ak lan moo ciy xaar Modou Lo ak lu ciy xaar ki ñuy wax Ama Baldé. Père Modou Lo Ama Baldé combat njarmi la ndax depuis 10 ans dafa mel ni Ama Baldé Modou Lo rek la soxla ci làmb ndax dem na ba ne ko boo nekkee mag sax dinaa la fekk sa kër ngay doxee beeka ma jël beeka bi ba ma la nga daanu ko nga xam nga ne kooku bëgg na dajeek moom donc combat bi depuis daaw ba ren ñu ngi koy annoncé récemment nag promoteur bi yàlla da ko tegal noonu nattu mais bi mu ci génne ba léegi kenn dégg ko mais en tout cas Père combat boobu Sénégal gépp moom la ñuy xaar. ay Samba combat bu mag bi diggante Balla Gaye ak Bombardier. le lion de Guédiawaye le fils de Double Less ak ki nga xam ne nii mooy le B52 de Mbour ñoom ñaar dañoo tëggoon seen combat kii di le B52 de Mbour daan ko si une fraction de seconde ginnaaw bi nga xam ne nii dóor na ko sa waay daal di kii mu daal di ko daw wéeru ko dóor ko plaqué sa waay teg hanche ba hanche boobu nag moom métti kii di le lion de Guédiawaye le fils de Double Less ba tax na combat bi jaroon na ko lu ne ndax ku gis Balla Gaye de xam ne mu ngi entraîné bu baax a baax. ay combat Diène Kaïré ak ka nga xamante ni mooy Modou Anta bu Thiès. ñaari espoir ñaari ndaanaan ñaari champion Diène Kaïré di yeewoo ci keppaaru papam kii di nga xam ne ni moom mooy Modou Anta di yeewoo fële ca diwaanu Thiès moom rek mooy mbër boo xam ne nii day jógee Thiès ñëw indiwaale ful boo xam ne nii day jaaxal waa Ndakaaru donc am na lu mu ko wax nee na ko arbitre bu neen prip dox naa ca kaw kon Diène Kaïré na bàyyi xel bu baax waaye Diène Kaïré nee na ko tey boo ñëwee sama kawul ana lan la fay fekk en tout cas combat boobu Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar Père. ay jarbaat xam nga man lan moo ma jaaxal ci combat boobu mooy ka nga xamante ni tey jii moom mooy Modou Anta bu Thiès nga xamante ni moom mooy yaakaaru Thiès tey ak li mu war a préparé nga xamante ni moom mu ngi doon laaji ñoom Sa Thiès ak ñooñu tey jii mu dem jël Diène Kaïré combat boobu lan lay nit ñi di war a xaar stade. Modou Anta njarmi la boo gisee mu jël ki nga xam ne mooy Diène Kaïré dafa ñëw pour wane boppam ne boo yi fi nekk yëpp du ma seen morom Père xoolal ma combat Modou Anta ak ki nga xam ne mooy Mamadi Ndiaye bi nga xam ne ni arbitre combat bi def na prip Modou Anta encaissé lu man 4 avertissement mu xam ne combat bi ñàkk naa ko arbitre def na prip Modou Anta dox ci ki nga xam ne mooy kaw Mamadi Ndiaye dóor ko ay coups yi saf dal di ko jàpp wëq ko teg ko ci suuf ak ki nga xam ne mooy Mamadi Ndiaye ndaanaan bi mu doon. Samba man li ma si jaaxal mooy ñoom ñaar dañoo nekk ay ndaamal match kon combat boobu tey jii ku ko tëgg di nga am combat njarndim mais tey jii boo ma taxawalee seetlu si combat Sa Thiès ak Garga Mbossé ñu naan am na ak amul léegi instant yi ni combat boobu fu mu toll nii bu taxawee ñaari adversaire yooyu noonu noo ko gisee. ci Père derby la
Parcelles Assainies Guédiawaye mu kii daanaka mën nañu wax mu Modou Lo benn lañ kële rakk la ci Balla Gaye numéro 2 donc dafa am benn lien bu nekk seen diggante kii di Garga Mbossé yaa gën a bëgg ki nga xamante ni moom mooy Sa Thiès di rakk ci Balla Gaye numéro 2 Sa Thiès ay waxam danaan Garga Mbossé ñemuma benn yoon père donc combat boobu Sénégal di ko xaar promoteurs yi ñu ngi koy dox mais mu ngi am ay lëq-lëq ci suuf mais combat boobu jàppale dina taxaw te bu combat bi taxawee combat jar mi lay doon. jërëjëf kon Ibrahima yaakaar naa loolu lañ taxawoon seetlu tey jii si buntu kër Yaya Diallo fii ci Malika Plage ma ànd seeg sama jarbaat Samba Ndaw ñu jàngatal la ko tey jii si ay combat nga dégg noonu nga xamante ni moom lañ càmbareegum loolu di leen wax ne seen émission bi nga xamante ni mooy gëstu xam-xamu làmb mu ngi doog a door te mu ngi ñëw def bëm seen kaw kon nag si kanam tuuti ma doxantu xool ki nga xamante ni moo dalal président écurie yi fii si këram mu Yaya Diallo ma woo ko mu ñëw taxaw fii ma am yu ma ko laaj tuuti rek ñu mën a avancer kon ñu ngi fii si Malika Plage buntu kër Yaya Diallo tey jii ñu bëggoon koo laaj Yaya Diallo avant ñu lay laaj dara dañ lay nuyu Yaya na nga def. waaw sant rek di leen gërëm ci teewaay bi. waaw mais Yaya dañoo gis ne association bi vraiment yëngu na te xale yi ñoo ko yëngal tey jii ñu am réunion bu extraordinaire yow nga ne da ngay engagé wu pour jël réunion boobu def ko sa kër lu waral nga def loolu. waaw xam nga ko lakk mbaru tudd dëkk dafa fekk ne maanaam lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole. association bi dafa nekk association boo xam ni képp koo xam ne da nga yëngu ci wàllu lutte muy maanaam association des responsables école écurie de lutte donc ñi nga xam ne ñooy tàggat xale yi di leen jàppale ci formation ci éducation ak ci perspective yoo xam ni dafay tax maanaam xale yi duñu yem ci bëre kese. war nañ leen defal ay formation di leen jàngal di leen yee di leen mobiliser pour maanaam ñu mën a tekki pour mën a dimbali seen waajur naka jekk ku ci bëri ku ne da nga naan dama bëgg dimbali sama yaay donc ñun nag les présidents d'écurie dañu nekk tapis dans l'ombre pour jàppale xale yi en général duñu sax feeñ. waaw léegi nag réunion tey ji nag dafa fekk ni maanaam ñun ARELS association des écurie de lutte souvent dañu faral di réunir ci suñu siège général suñu siège mais finalement bon pandémie bi tax ba actuellement dañu toog ay weer yoo xam ne gisewuñu donc ba yàlla dogalee nag pandémie bi woyof ñu ñaan yàlla mu jeex tak donc nag su ko defee bon de temps en temps dañuy seet benn président boo xam ni nangu na recevoir ARELS ñu waxtaan biir néeg. mais Yaya si foofu laa lay këfee di la wax ne association bi tey jii damay dégg chaque jour muy koy lire ci ay journal ñu naan ñoom dañoo war a dem vers fédération mais lan moo tax ba association bi mënuñoo gëm seen bopp ba mën a dem téye CNG bi liggéey ko ni mu war a liggéey lan moo waral sooxe boobu. li ko waral mooy maanaam ginaar gu neex boo dégg rek wala ceebu jën bu neex boo dégg rek da ngay dégg ne maanaam ceeb bi neex na ginaar gi neex na ainsi de suite mais kenn du tudd xorom si mooy lépp. donc nag ARELS dafa nekk loo xam ni gis-gisam weesu na fédération weesu na CNG. moo tax léegi ñun ñu prôné pour xool naka la ñu tegee une fédération de lutte nga xam léegi président yi nga xam ñoo fa nekk di jàpp xale yi nekk tapis dans l'ombre te kenn xamu leen. ñu fësal leen ba mën a mànkoo ànd nekk benn pour dem vers une fédération comme football bi FIFA ak leen lu ci des. Yaya dama lay siif parce que xam nga lii sama problème man mooy que ne ñun si làmb nañ ciy dundee ak li nga xamante ni moom lañ bëgg a gëstu muy xam-xamu làmb. tey jii boo xoolee la nga xamante ni mooy président écurie yi dëgg ñoom dafa am rôle boo xam ne dañ ko war a def te manquement yi dafa bëri te CNG bi tey jii warul dem bàyyi leen gannaaw ñoom naka la ñu war a def est-ce que jotul tey jii ñoom ñëpp ñu boole seeni xol. looloo waral maanaam gis yi ñuy gisee ci biir néeg parce que nag dañ ne le linge sale se lave en famille kuy dem ba xamatoo fa nga jëm ñaara la war da nga naan tekk ba tekk wala yoon wala nga dellu fa nga jóge donc xam nañ ni tey CNG mënul doxal ni ministère des sports ci wàllu lutte mënul doxal à l'insu de l'ARELS. ARELS képp koo xam ne da ngaa bëgg la ngay liggéey dox nga war a jox président de la république compte rendu ci portefeuille bañ la dénk wala si ministère bañ la dénk il faut que nga ñëw vers l'ARELS nga liggéey ak l'ARELS parce que nag ñi mbokk teen ñooy lax sooy goj waaye nag ne fekk ñu yorandoo. jërëjëf waay Yaya mais sama jarbaat Samba Ndaw loolu jàngatee maanaam waxu Yaya Diallo bii nga xamante ni càmbaral na ma ko tey ci président écurie. ayca père bala may def dara dama koy nuyu sama papa ji maa ngi koy ziar di ko jaajëfal bu baax en tout cas dañuy jàng ci kàddoom ne kii association ARELS dañoo am objectif boo xam ne ni bëgg nañ ko def ci làmb donc bëgg nañu changer xar-xaramu làmb loolu laa jàng ci ay kàddoom donc mu nekk association boo xam ne ni tamit daanaka làmb dañ ko gisagul père ci li nga xam ne nii
moom mooy biir arène bi lan moo waral loolu seen association dafa mel ni lu réer si biir làmb ji. waaw mooy li ma la waxoon sànq rek maanaam plat bu neex boo gis rek dañuy wax maanaam plat bi neex na tudd la nekk ca plat ba muy ceeb bi neex na ginaar gi neex na yaasa bi neex na supp bi neex na mais xorom si moom lañ dul tudd or moo tax mu neex. looloo tax na fi mu toll nii ñu dem na gis suñu bopp war a génnaat pour xam ni xorom ci cin kenn du ko fàtte donc saa yu lamb demee ba tag rek xamal ni amaana dañoo bàyyi AREELS en rade waaw mbër rek ñooy fës te ñun yaakaar ñu dara ci la nga xam ne moom lay xale di am waaw donc ñoom seen doole dañ koy tàggat pour mën ci am suturlu seen njaboot dimbali seen waajur ñun nag dañ fa nekk ci quartier yi ci gox yi nekk président écurie di leen jàppale ci zahir ak ci baatin bañ ci feeñ nag waaw yàlla dogal na fii police Malika Mbooloo man maay président bi maa leen créé écurie bi wutal leen récépissé donc depuis 2012 ba léegi donc mosuma cee fës parce que nag man damay def te yàlla tax voilà. kon Samba defe naa yaa ko déggee noonu boo amee yeneen question yoo koy dolli. waaw père benn question rek bu ma koy dolli la gis nañ ne le ministre Matar Ba mu ngi recevoir ay kàngamu làmb actuellement pour defaraat li nga xam ne ni mooy boppu CNG bi ndax tey arène ci ñoom ministre Matar Ba recevoir na leen wala recevoir wu leen. waaw sant yàlla ministre Matar Ba vraiment dafa am vision bu mag boo xam ni du neen moo tax suñu président de la république jox ko ndomb tànk yooyu mu gérer lépp lu jëm ci sport donc mu nekk surtout secteur boo xam ni. secteur lamb mën bokk na ci secteur yi gën a compliqué mais heureusement moom ndey ji seex la recevoir na suñu président AREELS recevoir na suñu secrétaire général AREELS recevoir na suñu trésorier AREELS donc loolu doy na xel dal na xel aussi donc dafa fekk ne maanaam la waxtaan ci biir néeg la nag donc la ca des mënuñu ko fësal tant que xamaguñu kan lay président kan lay ministre bi di teg ci bopp CNG su booba aussi l'AREELS a son mot à dire. jërëjëf mbokku internet yi kon yaakaar naa ne dégg ngeen leeral yooyu nga xamante ni tey Yaya Diallo leeral na ko ci buntu këram kon yaakaar naa ne dañuy topp waxtaan bi topp yeneen président yi nga xamante ni ñu ngi si biir nga sama caméraman bi nga xamante ni moom laa àndal te chaque jour moom mu ngi may dóor ay yar sama diggu ginnaaw kooku na ngeen ko bàyyee xel mais Yaya lan ngay wax direct 28 TV. waaw 28 moom kooku boo jëlee 2 bi ak 8 bi day am lu mu lay jox ci turu borom bi donc loolu. ñi nga xam ne ñooy yàlloo ci wàll boobu xam nañ ko xanaa di leen ñaan yàlla rek suñu borom baaxee leen ci mbóot boobu nga xam ni mooy 28. bon aussi képp kuy wasaare nag moom lu baax rek ngeen wasaare donc dañ leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla aussi ngeen dem ba am seen bouquet bopp nga xam ne dina feeñ ci monde bi yëpp. waaw donc vraiment monde lutte bi ñu mel ni yéen daf cee baax parce que kenn ku ci nekk boo nekkee su rukk di génne la nga xam ne mooy nëbbu su boobaa da ngeen di édifier nit ñi. donc di leen ñaanal yàlla 28 màgg ba doon 48 ba 58 ba 108 waaw. waaw mais DG kon yow nga déggee ko noonu kooku lañ taxawoon muy Yaya Diallo muy sama confrère nag ñu bokkandoo association. vraiment mu nekk koo xamante ni ku yaatu la ku baax la ku xam tamit la muy def ku xam teraanga ndax tey jii ku ñëw tey si réunion bi nga xam ne Yaya Diallo pël la waaye tamit. ñeme na teraanga te vraiment ñu ngi lay sant bu baax Yaya di la gërëm kon ñu topp gars yi si biir ñu jëlaat tuuti. gëstu xam-xam ba léegi mu ngi woyal waxtaanam bi nga xamante ni moom la seet si woon ki nga xam ne mooy Yaya Diallo fii ci Malika Plage tey jii muy réunion boo xamante ni réunion association des présidents des écuries la kon tey jii ñu ngi toog ak président bi tey ñu am yoo xamante ni dañu bëgg mu càmbaral ñu ko tey jii si làmb fi mu toll président Malick ñu ngi lay nuyu à travers direct 28 TV. waaw Mbaye Tine dinaa xaw a rectifier tuuti nag parce que c'est pas les présidents. mais c'est plutôt les responsables des écoles ak écuries de lutte bu nga xamante ni bi wax fa dëgganteeg yàlla yow mii da nga cee bokk parce que responsable nga loolu nag muy président bi muy secrétaire général bi muy entraîneur bi muy ki yore supporters yi muy vraiment képp ku nga xamante ni ki bokk nga ci rek ba mu matoon juróom-ñaari nit écurie bu nekk wax fa dëgganteeg yàlla waru nga ci ko tey nag réunion bureau la bu nu élargir li ko waral moom mooy que bu ma ci mënee dugg tout de suite rek moom mooy que dañu dajale woon waa AREELS pour waxtaan ci li nga xamante ni lii moom la ministre bi def mais aussi ñun lu jiitu lii ñu waxtaanoon aussi pour xool naka moom la ñuy def ba gën a doxal AREELS boo xoolee bu nu waxantee dëgg rek te yàlla tax AREELS am na fu bari fu nga xamante ni fii sooxe na fa
si loolu nag lañ la doon laaj Malick. waaw muy que ne arène boo xoolee bi muy doog a débuté. ak fi làmb toll woon. tey jii mu am ay xale yu xarañ yoo xamante ni tey yow yaay seen président. tey ñu war a ànd ak yow liggéey pour njëriñu làmb nga xamante ni làmb dafa war a tegu seen loxo yow ban yoon nga jël tey dëgg-dëgg pour war leen fi yóbbu. xale yi moom mooy que nañu liggéey xale yi te xam naa ne ñi ngi liggéey en tout cas pour 2020 2021 di ngeen gis lu rëy lu nga xamante ni lii AREELS dina ko def parce que tey boo xoolee ba ci biir AREELS monté na ay combat à travers Gorgui Ciss production muy GC AREELS li mu jot a liggéey li mu jotoon a wax li wóor ba wóor moom mooy que dinañ ci dox bu baax a baax a baax a baax a baax dox bi nag moom mooy képp lépp lu nga xamante ni lii tënkoon nañ ko ci at yi ñu fexe ba nga xamante ni bii dinañ ko yóbbu ci kanam. dëgg la mais Malick. man dafa am benn jàngat bu ma gis. est-ce que arène si tey ñu nekk ay responsable écurie est-ce que jot na pour ñoom ñu tëgg làmb kon promoteurs yi naka la ñuy jongante ak yéen. non amul jongante ban jongante. non soo déggee ñuy wax jongante mooy que ne bu ñu déggee ne responsable écurie yi ñu ngi tëgg làmb. waaw est-ce que du andi jafe-jafe ak ñoom benn. mënul andi non xam nga lan la xam nga Mbaye man je crois que liggéey bi ñu war a def muy AREELS moom mooy que dañu am ay xale yooyu taxaw gis ne am na lu ñu manqué woon loolu ñu manqué woon ñoom ñu toog waxtaan seen biir xool ne ñoom am na lu ñu ci mën a apporter lu bari ñu dem organiser wu fële ne kat ñoom pare nañu pour la nga xamante ni lii dafa sooxe waxuma sax ci tëgg làmb rek mais leneen lu du tëgg làmb sax xale yooyu ne ñoom dañuy ñëw dox ci wax ci pour mu jëm ci kanam mais ñooñu tey dafa laaj ñu dooleel leen. waaw léegi ni ñu leen di dooleele moom mooy que da nga ne est-ce que dana du indi ay pëccëxoo wala ay merante ay kii mënul doon pëccëxoo mënul doon merante gis nga ministre bi ci li mu jëm pour mu leer nañ mooy mettre en place une fédération mais bu ñu demoon tey ji ba taxaw ci fédération ñun daaw mais commencé woon nañu organiser ay mbapat tour yu nga xamante ni ci beneen fànn moom lañ ko doon defee au lieu que sax doguma la mais xam nga soo déggee ma lay laaj ci code fànn boobu bi ngeen di commencé maanaam làmb dafa nekkoon làmb simple boo xamante ni làmb pour arène la woon te boobu dafa am loo xamante ni moom ngeen ci bëggoon a wone tey jii nag da ngeen dem ci frappe bi te frappe bi dafa am lu muy und foofu laa lay wax yéen ñi nga xamante ni yéen ay président écurie nag ngeen pare pour gunge ko Gorgui Ciss ni waaye yow yow it nag kii nu koy waxatee Mbaye Tine Gorgui Ciss war a organiser làmbam ñi mi jël ñëpp nekk AREELS ñun waa AREELS duñ ko jàppale xoolal ñoo nga ca biir dañ ciy fees dell laa la wax nag la ma ko waxoon démb ak bërki démb la ma waxoon xale yi démb ak bërki démb bu bis boobaa du ma doon sax président organisateur man moom laay doon ñoom xam naa ne bëgguñu loolu parce que liñ ma wax moom mooy que ni nanu ñun responsable yi nanu solu ba jekk ñëw mais dama ne la ñoo jàppale Gorgui Ciss te dinañ ko jàppale keneen ku doxale ni Gorgui Ciss di doxale ñu jàppale la ku ko doxalewul dun la jàppale de mais nag fang ñu yemloo ci sa bis foofu moom la ñuy yem ci sa bis parce que Gorgui Ciss production moom li mu wax moom mooy que ni ñun nañu àndandoo ak moom liggéey. man nag fi nga xamante ni foofu lay xaar mooy que tey Gorgui Ciss production muy GC production tey lépp loo xamante ni da koy def tey jii man damay bëgg di gis maanaam président yëpp nekk ci ginnaawam di ko pousser mais dafa am ay sorties yoo xamante ni tey jii dama ko ànd ak moom mais ay quelques personnes laa gis te amoon ay rëq-rëq yoo xamante ni moo la tere woon a ñëw mbaa manifestation yi nga xamante ni moo ko des ci kanam pare nga léegi pour chaque jour. mani Mbaye Tine la ma wax léegi ci réunion bi gis nga association du benn nit suñu problème mu làmb ou suñu problème mu àdduna yëpp ci en tant qu'africain xam nga lan la. bu nu xasee ba fal benn nit kooku day yaakaar ne moom mooy lépp gis nga équipe mooy gagné comme ni ko le ministre waxee barki démb nee na bëggatul a gis ñu naan diw dafa bëgg bu ñuy wax ñu ne kat groupe ba mat fi tegoon groupe boobu def nañ lii def nañ lële def nañ lële ñun fii man nekkuma fi woon mais li ngeen fi doxal xëy na sax man doxaluma ko woon bi ma fi nekkee ci noonu moom laa bëgg mbir mi di doxe ma nekk fi ma bañ fi nekk man sax boo xoolee ba ci biir man maa mujjee parce que li ngeen bëgg li nit ñi bëgg moom laa war a doxal comme nag li nit ñi bëgg il faut que ñëpp toog pour waxe ko man je crois que na ñëpp di toog bu ma fi nekkee baax na bu ma fi nekkulee mais ñi fi nekk liggéey. en fait boo gisee tey réunion bi on a fait le tour d'horizon de presque problème yi amoon yëpp temps yi yëpp
parce que ay soxo yi ñu remarqué woon moom lañ ñëwoon tey pour soxali ko pour seet càmbar ko seet nu ñu koy lijjantee ba dootu fi am. Et par rapport aux perspectives yi ñuy war a am nag comme vient de dire le président am nañ ci gis-gis te càmbar nañ ko fii xam naa ni bon dootul yàgg ñu génnee procès-verbal bi du réunion bi tey ragal naa ni lu ñu doon càmbar lu bëri ak lu ñu doon kaas yu bëri dina dëñ parce que am nañ fii fi mu nekk ni benn agenda boo xam ne war nañ ko doxal buy jëmale ARELS ci kanam. tey aussi nag dañuy profiter ci occasion bi pour remercier Yaya vraiment mënuñu koo fay parce que lii mu def nii tey bon xëy na ñun la waroon wala kii mais bu ko defee tam mel na ni ñëpp la ko defal te donc ñoo ngi koy remercier vraiment on a été gâtés aujourd'hui vraiment ñu ngi koy remercier encore di remercier toute sa famille parce que gis nañ accueil bi ñu defal fii aussi ñu ngi remercier ñëpp merci encore une fois Yaya et merci à toute la famille de Yaya. tey jii damay seeti ka nga xamante ni mooy Jaxate muy président écurie ba nga xamante ni moom écurie bu mag la yor muy Doudou Bakassar. ñu ngi lay nuyu di nuyu sa direct TV 28 ak yeneen internautes yëpp sincèrement tey dafa mel ni beaucoup de problèmes ont été réglés ou bien il y a eu des mises au point am na ay yoo xam ni dañ ko tegaat ci table ji. waxtaan si mu doon ay points yoo xam ni points yu am importance la importance bi mu am mooy ay questions yu bari yu ñu doon posé wu leer na tey ci biir waxtaan wi delloo si waat nañ compteur yi à zéro ça veut pas dire que ARELS dafa delluwaat à zéro mais delloo compteur yi à zéro mooy delloo si waat nañ xel yi delloo si xol yi d'abord mu mel ni dafa am juboo ak déggoo bu amaat ci biir waxtaan bi loolu la tey ndaje mi ñu def tey loolu la wundu tey dafa am yu bari yoo xam ni yi jaxasoo woon na ci xolu nit ñi ak xelu nit ñi mais lijjanti nañ ko sunu biir ndax ARELS ay nit a fi nekk ay mag a fi nekk ay responsable ñoo fi nekk de telle sorte que defe naa ne li ci des yëpp ku ci dem ba sa kër toog di nga xam ne la nga doon laaj tontu nañ la ci la nga doon yaakaar ci lu baax dina fi am incha allah lépp loo xam ne lii luñ doon ragal la ci luy war a baare sunu yoon dinañ ko mën a teggi ndax président en question tontu na ci liñ ko doon laaj te defe naa ne li mu tontu satisfaire na ñëpp ñi nga xam ne teewoon nañ fii tey ñu ngi sant bu baax waa kër gi di sant aussi ARELS en question parce que aussi am nañu capacité d'écoute mais aussi am nañu respect ci seen biir seen diggante de telle sorte que. bu naaw dagguma la waaye tey jii est-ce que pare nga tey jii pour direct 28 comme niñ leen accompagner ni ak suñu confrères yi nga xam ne ñoom lañ fi dajeel est-ce que pare ngeen chaque réunion ngeen woo leen ñu ñëw bokk ak yéen jotaay bi. mais pourquoi pas du ñu woo direct 28 du ñu woo direct 28 seulement mais dina bokk ci ñi nga xam ne peut-être à partir d'aujourd'hui jël nañ leen comme partenaire parce que nous n'avons besoin que de ça et direct 28 tamit ku soxla loolu la waaw boo leen yeboo xam ne à partir d'aujourd'hui je crois bien que bu président waxul sax man bu ma ko waxee nit ñi war nañ ci ànd lu vulgariser suñu association bi moom la ñu soxla et je crois que vous avez fait un travail remarquable en attendant que yeneen réunion am inchallah mais comme l'a dit tout de suite ni ko secrétaire général waxee léegi rek nous remercions Yaya Diallo et toute sa famille ci disponibilité bi mu am ba teeruñu fii këram defal ñu fii lu mucc ayib wax dëgg yàlla ñu ngi ziar ñëpp. ñu ngi ak président bi nga xam ne moom moo jiite ARELS ñu am ñaari question yoo xam ne ñu ngi ko war a poser ki nga xam ne mooy président dañu gis ARELS mu nekk benn structure boo xam ne nii dafa ñëw ci làmb ngir accompagner mbëri accompagner làmb donc ñu gis ne ARELS moom dafa mel lu réer ci làmb gisuñu ko à 100% ci làmb lan moo waral loolu.
merci beaucoup je crois que tubaab dafa am lu am solo lu mu wax. dafa ne pour vivre longtemps il faut le vivre caché. gis nga sunu association bi ñi ëpp xam-xam ci Sénégal ñi ngi fii. beneen mbir bi aussi moom mooy que nit ñi réerewuñ ñu de nit ñi dañoo xam ne ñun ñoo moom. te bi ñu jëlee ñu bëri vraiment dina am lu nga xamante ni nii noonu moom la ñuy def li nekk moom mooy que AREELS moom mooy làmb parce que bu mbër amul defe naa ne làmb du am te mbër mënut a am te école ak écurie de lutte amul donc obligatoirement xëy na ci kanam ñun ñëpp dinañ dem ba nga xamante ni bii nit ñi dinañ xam ne que làmb AREELS moom mooy làmb te yal nañu yàlla jàppale vraiment ci loolu. donc position AREELS ak li nga xam ne mooy écurie ndax Ndakaaru la yem wala dafa englobé autour du Sénégal ñëpp. Sénégal yëpp la képp ku nga xamante ni kii am nga association. parce que noonu moom la ñu tuddee. écurie école ou écurie de lutte rek. je peux dire que ci biir nga bokk. mais li ci des nag mooy pour nga bokk ci dara dafa am ay charte yu nga xamante ni dañ koy teg pour looloo tax nga bokk. donc dernière question bi AREELS par rapport ak nouveau CNG bi. nouveau CNG bi li ministre bi wax rek. une équipe qui gagne. équipe bu nga xamante ni bi monde maanaam yëpp waa axlu làmb yëpp dañuy ñëw taxaw pour jëmale ko. est-ce que pare ngeen pour am ba benn membre boo xam ne mu ngi biir AREELS. non benn sax day tuuti ay membre kay moom nga may wax. parce que on avait 4 membres. ñu charcuté ñu yóbbu ñu ci benn membre. loolu sax bon vraiment xawoon na sooxeel un peu sunu association bi on l'a dit au ministre mais ce qu'il nous a dit moom mooy que ñun ñëpp aussi mënuñu bokkandoo vraiment ci kii bi et puis mais li wóor ba wóor moom mooy que ni waruñu fa am benn membre parce que nag ñun ñoo moom làmb ji. bu ñu jaajëfalee sama papa Père Mbaye Tine ñu koy jaajëfal bu baax am kontaan bu baax jàkkaarloo sama papa ji ndax dama ko doon dégg rek tey moo la c'est la première fois ñu jàkkaarloo donc Père ma lay posé si sunu lambu door bi nga xam ne nii jël nga ko tey liggéey ban liggéey ngeen liggéey ba nga bu lu waral bu nga gëmoon ne tey nu mu tudd écurie Yoff bu mu jël li mu jël yow di nga reconstruire pour jël loolu noonu ban liggéey ngeen liggéey noonu. merci beaucoup maa ngi lay remercier ci laaj boobu di ci am kontante xam nga nit li am solo mooy lan gëm-gëm gis nga soo amee gëm-gëm fexe ba mbooloo mi nga jiite ñu nekk benn bloc am benn chauffeur mu di leen conduire am nga sañ-sañu na taxaw ne lii dama koy jël mais soo amee mbooloo mu tasaaroo munoo jël dara loo taxaw ne danga koy jël itam doo jël dara ci wax ju neex la ci làmmiñ waaye yàlla dimbali na ma ci mbaaxam ak màggaayam tey écurie Kaay Baax ay intellectuel ñoo fa nekk Konaté bi nga xam ne tey jii ci entraîneur yi la tey enseignant la day jàngale ba ci bac bi moom moo ko ci ñu ko doon corriger la bokk donc kon bu ñu jëlee ñoom ñëpp comprendre nga di nuyu itam sama coach su Malick Thiombane maa ngi koy nuyu bu baax parce que Malick Thiombane dafa lité ba bàyyi lité ñëw yor suma écurie Malick Thiombane moo jëkk a jox défaite Papa Sow ñu bari xamuñu loolu Malick Thiombane moo jëkk a jox défaite ci àdduna Papa Sow bon bi ñu ñëwee dañu boole doon benn nekk benn bloc ma def descente écurie ba ñu entraîné ba pare ñoom ñëpp ñu toog mbër yeeg ñëpp ma ni leen lenn rek laa leen di gëmloo xam nga mooy lan suñu booloo doon benn xàcceendoo dóorandoo kaddu kenn nekk kaddu ñëpp lii nelaw ci xol yi di feeñ ci kanam gi ñu koy wane muy yeewoo ci biir xol yi man gëm naa ne roi des arènes dañ koy jël te incha allah bu neexee suñu borom lamba door bi ren du génn biir Tëngéej te boo leen waxoon loolu la gis nga mbooloo mu ànd doon benn wallahi asim sañal taxaw dóor sa loxo waat ne parce que xamul tax suñu borom mbooloo bu ànd doon benn moom moo fay dugal loxom mais bu ñu jaxasoowee comprendre nga loxom mënu fa dem mënoo fa jëlee dara lu yàlla dugal loxom mënoo fa am dara te pour yàlla dugal loxom nag il faut ngeen booloo doon benn bés bu ñu booloo doon benn na nga taxaw waat bu ñu tegee kaamil sa dóoroo sa loxo ne da ngay jël man suma secret lenn rek la su ma secret rek benn rek la mooy lan dëgg mooy sama secret ak gëm-gëm
saison bii di ñëw nii dama ci ànd ak su may ndijaay su may mag su may papa bon ñu taxaw gunge ma pour que ñu def ñaari journée yoo xam ne ci stade Tëngéej bi comprendre nga on nom di arène si yëngal ko ba ñëpp xam ne ñun ñu ngi taxaw. ban compétition nga ñuy jox en tant que journaliste maanaam yan wër ngay sant combat yi yan wër la. bon combat yi waaw combat yi tey ñi nga xam ne ñooy bëree grand combat bi mooy Abdou Gueye bu jëf soog a nekk su ma écrit la nekk. yaa ngi dégg écrit kaay baax comprendre nga. ak Orton bu jëf soog a nekk seen président du Modou Boy doon responsable aussi ci CC production bi nga xamante ne bii man lañ jël tekk ci kanam ma diriger ko. donc kon ñun waxatuñu tëgg làmb dañu wax ne ñun ci suñ jëm bopp violence lañ bëgg mu dañ ci làmb ñu jox ñu cër teg ñu suñu place fu ñu taxaw ñu sargal ñu comme ñi sargali ñëpp. voilà donc violence boobu nga tudd laa bëgg a ñëw da nga bëgg ne violence mu génn ci li nga xam ne mooy làmb ji pour violence génn ci làmb ji ana ban liggéey ngeen war a liggéey yéen. merci beaucoup liggéey bi ñu war a liggéey mooy liggéey bi ñu nekk nii Cheikh Tidiane ma la ngay séenale mooy président écurie Langsar Modou Boy bi moo nekk président écurie Jëf Sogo nekk est-ce que comprendre nga mbaytin mi moom moo nekk entraîneur u ressources de Fatick comprendre nga yaayaa mi toog nii mooy président Malika Mbooloo donc kon tey suñu àndee ñun ñu xool ñu nu ñu mel comprendre nga suñuy mbër ñu di leen tëgg ñoom dinañu xam ni ñu mel ñoom ñu doon benn bu boobaa itam supporters yi dinañ xam ne ñii benn bloc la benn say la kenn mënu ko damm. waaw par rapport ak li nga xam ne mooy association yi nekk ci biir làmb lépp yow ban kàddu nga leen di wax pour que làmb doon benn. association yi li ma leen di wax pour làmb doon benn mooy que ne association yu bari moo jarul ci benn mbir nañu ñëw ñu booloo ñun ñëpp doo ko dekk benn bloc xàcceendoo dóorandoo bari na ci association yooyu tudd ci làmb intérêt personnel la mais du intérêt commun donc kon jarul dugg ci détail boobu noonu mais tey ñi nga xam ne dañuy jóg pour doxal benn affaire dong mu nekk benn buñ ko bëggee séparer def ko fukk ah am na lu ca nekk ci xel mais suñu bëggee ànd doon benn di xàcceendoo du dóorandoo fu ñu bëgg a yóbbu làmb danañ ko fa lóbbu te ku ñu bëgg a néewal doole yaay mujjee néew doole xam nga lu tax bu ma téyee sama mbër yaayaa téye mbërëm mbay téye mbërëm Cheikh Tidiane téye mbërëm Modou téye mbërëm association yi ñu fi nekk ñëpp yaa ngi dégg des responsables de sécurité téye seen i mbir est-ce que làmb na amati est-ce que di nga demati stade est-ce que di nga jël kenn ah kon ñun ñoo desee xam li ñu doon mais bés bu ñu xamee lu ñu doon ba téyel ko suñu bopp mën nañoo nekk sax suñu ministre bopp. waaw xanaa di sant di gërëm woote ñu wuy si la yombul waaye nag daf fekk ne maanaam ñi bokk teen ñooy lax sooy goj comme yàlla dogal na ñoom ñëpp ñoo bokk benn teen bi ñu rootee donc dafa fekk ni maanaam bu fekkee ni dañoo bëgg kenn ku ci nekk boo yoree sa baag nga am loo génnee na fekk na ñu yorandoo ngir suñu goj laxasoo moo tax nag dama am yëg-yëg bu fort ci wuy si bi ma wuy si fii ci Malika Place ci sama kër en tant que membre ci ARELS ma nekk président écurie Malika Mbooloo. mais ni ma la déggee sa xol ni mu seddee tey est-ce que mos na ko ni seddee. bon mos na ko ni seddee waaw mais du ci wàll wi. waaw waaye nag yëg-yëg dafa fort. waaw ñu nga woote ñu wuy si la loolu vraiment dafa nekk loo xam ni kenn mënu ko fay nit ki waaw. jërëjëf Yaya yaakaar naa ne liñ la doon laaj defe naa mat na xanaa rek comme heure bi daf ñoo tënk yow dinañ amaat jour boo xamante ni dinañ ñëw maanaam ñu def ak yow fi benn interview bu extraordinaire. comme niñ leen ko waxee woon rek lii lañ leen jëlal si woon fii nii si gëstu xam-xamu làmb fii ci Malika tey jii ñu ñëwoon si réunion wu président écurie yi wax dëgg yàlla mu nekk réunion bu am solo si làmb tey jii ma feggoo woon seeg sama jarbaat muy Samba Ndaw kon tey jii dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp Samba Ndaw lan ngay tàggoo ak mbokku internet yi ak lan ngay yóbbante DG ak suñu caméraman bi nga xam ne moom lañ nekkal tey muy Ibrahima.
waaw ginnaaw bu ñu sante suñu borom bu baax père ñu ngi gërëm suñu caméraman bu ñaawul bi ñu koy tuddee le meilleur des meilleurs donc mu nekk koo xam ne nii tamit image yi leer yi ngeen di gis yëpp moom la ñuy sant waa direct 28 TV bu baax a baax di gërëm bu baax suñu DG ak fa mu nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm père duñ def leen lu dul kontaan ndax tey ku ñëw fi yaakaar naa dégg nga li nga xam ne nii moom le président des écuries maintenant président des écuries nas war a jëmale làmb ci kanam donc loolu yëpp mu nekk loo xam ne ni ay initiative yoo xam ne yu bees tàq la ñoom ñu war koo def ci làmb donc bu ñu fi jógee yaakaar naa tey ji solution dina am ci làmb ju baax. Samba tey sa feggoo ak sa nijaay di sa père tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaante bu baax laa ci am kontaan bu baax laa ci am feggoog sama papa feggoog sama nijaay feggoog sama lépp daal sama genn wàllu kon donc bu ñëwee ba am dio bi donc dama ciy kontaan bu baax di leen ne le pur reste à venir nañu xaar. kon donc ngeen déggee ko noonu comme ni ko sama jarbaat waxee ñu xaaraat beneen numéro suba si dimanche bi muy gëstu xam-xamu làmb ñu war a seeti Djily Wade le manager de écurie Mor Fadam kon tey ji képp ku déglu ci internet yi rek incha allah di nga dégg kon xanaa du ma def lu dul sant Ibrahima mi nga xamante ni tey jii moo doon filmé lépp loo leen gis mu baax rek xam leen ne moom moo ko liggéey ndax ñun wax ji rek lañ féetewoo kon Ibrahima na sa jàmm yokku DG comme ni ko gars yi ñaanee yàlla na la yàlla defal jàmm lafal la cat ak musiba ak balaa ñu ngi leen di jaajëfal.